asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum yéen waa Sénégal ñi nga xamee ni yéen a féete ci biir réew mi ak yéen ñi nga xamee ni yéen a nekk ci biir diaspora bi maa ngi dellu siwaat tey jii comme lundi bu nekk à 20h fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamee ni mooy li ay di jàmbat ci réew mi fas yéene def échange bu am maanaam boo xamee ni day ànd ak yéen wan leen lan mooy caay-caay gi lan mooy naxembaay gi lan mooy escroquerie bi nga xamee ni loi bii ñuy wax loi sur le parrainage am na ko te war a mën a tas réew mi ma leen di jaajëfal yéen ñëpp nag di kontaan lool ci ni ngeen di bàyyee seen itte bàyyi seeni ay bëgg-bëgg bu jamono ji jotee ngeen toog ngir Sénégal ñu àndandoo ci kaw dëgg ci kaw yërmandante ci kaw bëggal jàmm suñu réew waxtaan ci li nga xamee ni mooy suñuy préoccupation waxtaan ci li nga xamee ni moo mën a war a defar Sénégal gi juróom benn at ci gannaaw loi bu mel nii ñëwoon na assemblée nationale ñu defoon ko en procédure d'urgence mu doon loi boo xamee ni dafa naroon tas réew mi yàlla si coobareem ak seen engagement yéen ak seen pas-pas ñu àndandoo ñun ñëpp ndax réew mii rek lañu am Sénégal gii rek lañu yor te fii la suñuy doom nekk bañ ko te bañuñu ko woon ndax dañoo contre kilifa ga bañuñu ko woon ndax dañ doon yee fitna fitna bu rëy gi mu naroon àndal kañ lañu buggul woon ci réew mi keroog bi ñu yàlla dimbalee ba kilifa gi nekkoon ci bopp réew mi ànd ak sagesse xam ne lii la Sénégal bëgg te li Sénégal bëgg bokkul ak li mu bëgg dafa dawal xelam retirer loi boobu jàmm dellu siwaat ba keroog ñuy dem élection ñu gañe ko am ku ko remplacer ki ko remplacer nag bi nga ko remplacer ci kaw ñun ñëpp àndoon nañu xeex ngir caay-caay ngir jaay doole ngir tripatouillage constitutionnel bañ a amati ci Sénégal loolu moo tax laa defee Macky Sall doon président de la République keroog ba muy doon président de la République lii la chartonté woon ak askan wi rupture doxalin bu bees bu wuuteeg lool li nga xamee ni moom lañ doon def démb ak bërki démb mu waxoon ni suñu processus électoral suñu système politique suñuy mandat président possibilité bi nga xamee ni benn mandat lay am mën ci dolli beneen te du ko jàll yooyu yëpp dañoo jàppoon ni lu ñu verrouillé la ndax dañ cee sonn lool pour mën koo am
mu engagé wu ni dina indi liñ naan une gestion sobre et vertueuse maanaam lii charte réew mi lii démocratie lii àq ak yelleefu doomu aadama yi moom la ñuy jiital à la place des intérêts partisans wala ak à la place des intérêts politiques ou politiciens lii moo doon li nga xamee ni moo doon engagement yi nga xamee ni moom la jëloon ci kanamu askan wi jamono yooyu maa ngi leen koy fàttaliw neexoon na lool ba fu mu tukki ci àddina loolee lay dawal loolee lay wane wax daan na wax sax naan sama mandat juróom-ñaari at la maa ko wàññi ba mu mat juróomi at ndax damaa dégg li Sénégalais yi bëggoon damaa dégg respiration démocratique bi réew mi ak engagement yi nga xamee ni Sénégalais yi am nañ ko pour tëj benn page maanaam jël benn livre teg de côté ubbi livre bu bees boo xamee ni day taxaw ci kaw respect de la constitution respect des règles ak respect li nga xamee ni mooy li indi jàmm ak salaam ci biir réew mi juróom benn at après loolu wolof nee na ku ndëbi nu rey sa maam foo gisatu lu ñuul war a daw moom mi nga xamee ni ci biir sénégalais yi moo ci ëpp lu mu profitoo ci xare boobu nga xamee ni moom la askan wi yépp àndoon ba xare ko moom moomu fàtte na la ko faloon fàtte na la mu doon wax fàtte na ay engagement wam tey jii de Abdoulaye Wade foofee mu nekk dina reetaan ba kekku dina xaqataay sax ndax xanaa kañ kii du naan kii du sama waajur xanaa kañ du kii moom moo doon taxaw di wax ci mbeddu Sénégal yi di wax ci télévision Sénégal yi dugg ci biir àllu Sénégal bi naan lii Abdoulaye Wade bëgg coup d'état constitutionnel la te duñu ko nangu di woo sénégalais yi pour ñu def face di woo sëriñ si ni leen wax leen si ndax bu ngeen ci waxulee réew mi dina tas waaw lii moom est-ce que ñun dañu fi war a nekk rek ay sàmba booy taxaw jëriñoo suñu coono jëriñoo suñu xeex jëriñoo suñuy souffrance jëriñoo ñàkk gi ñuy ñàkk lu ëpp fukk ak juróom ci biir sénégalais yi yoo xamee ni dee nañu ngir constitution boobu taxaw dee nañu ngir état de droit taxaw est-ce que dafa war a am sàmba booy yuy nekk suñu biir yoo xamee ni seen yoon nekkul ci deret jooju seen yoon nekkul ci coono googu seen yoon nekkul ci fitna googu nga xamee ni askan wi engagé na ko pour que Sénégal reste une démocratie lii moo tax ma jaaxle lool am naqaru xol tigi bu fekkente ni Macky Sall mi nga xamee ni le 23 juin moo tax mu doon président de la République mu fàtte lan moo doon essence um 23 juin lan moo taxoon 23 juin jóg pour indiwaat loi boo xamee ni moo gën a bon moo gën a yées moo gën a ñaaw moo gën a dellu gannaaw lépp loo xamee ni mos nañ ko xeex jëm ci li nga xamee ni mooy préserver suñu démocratie dama bëgg a waxtaan ak yéen nag pour que ngeen xam lan mooy caay-caay gi nga xamee ni lal na ko ci biir lii muy tuddee loi sur le parrainage électoral bu ngeen leen déggee ñuy wax ak seen làmmiñ yu rëy yi ak mën def ñaawteef jamono jii de ñu ngi naan parrainage bii de day def économie ndax parti yu bare yi day daal di coûter benn bu nekkul ëpp 385 millions gouvernement wu Sénégal déedéet du ñoom de du seen alal de suñu alal la ñun waaw kuy digle sangu doo jiitu ci sangu googu yow ndegam yaa ngi am souci jéem a préserver 385 millions par candidat boo jàpp ni da ngay yàq ana fan nga nekkoon xanaa da nga doon nelaw wala da ngaa tiitoon wala ci ay gént nga nekkoon bi nga jëlee 1400 milliards ci yu teguwul fenn jox ko ay entreprises étrangères waaye yow ana foo nekkoon bi nga xëyee di folklore ci biir réew mi ak di yaataa yumbe fu nekk ngay dem xaalis bi di maye nit ñi di jaaxale di saraxe te lépp doon ay kopparu réew mi waaye yow miy woote économie fan nga nekkoon bi radiothérapie yi manqué fan nga nekkoon bi enseignant yi wëree réew mi yépp fu nekk ñuy jooy di yuuxu naan leen rek jëlee leen jox leen ñu 100 000 francs d'indemnité de logement waaw ana ces 140 milliards wala 140 milliards yi nga xamee de fonds politique yi nga xamee lekk nga ko depuis bi nga xamee ni yaa ngi nekk ci bopp réew mi ma ni il bët bu rusul tëj yéen sénégalais yi yeewu leen bu ko économie sénégalaise intéressé woon bu ko yaxanal alal réew mi intéressé woon du jël sàcc yi gën a mag ci Sénégal dénk leen ay mbir ñii du ñu jaayee kilo ñebbe 10 000 francs wala 4 000 francs wala 5 000 francs bu ko situation wu Sénégal intéressé woon du jël alalu réew mi di ko fowee di ko pasar pasaree kon dina leen wax
lu tax immeuble bii nga xam ne mooy building administratif bëgg ñoo coûter 40 milliards alors que 17 milliards lañ doon wax te 17 milliards ëpp na ci réfectionner building administratif ndax am na immeuble bu toll noonu ab jaambur ci Sénégal luyee ko gouvernement wu Sénégal gouvernement bi yépp nekk fa te 7 milliards rek la ko defee kii bu mu leen nax bu mu leen tuur lëndëm bu mu leen yóbbu foo xamee ne débat bi nekku fa mi ngi wax ni parrainage bi day tax discrimination dootul amati waaw ban xeetu discrimination moo am danga naan kañ discrimination mi ngi am entre candidat indépendant ak candidat indépendant wala discrimination mi ngi am ci biir parti politique yi ah oui foofu am na discrimination ndax ñépp xam na ni fi APR toll ci utiliser alalu réew mi benn parti politique toll fi waaye nan nga bëgg a yemale benn nit koo xamee ni candidat indépendant la mu war a mën a participer ci biir élection yi ñu war ko mën a yombalal participation ci biir élection yi te muy dëgg di yoon nga bëgg ko yemale parti politique boo xamee ni 365 jours sur 365 jours ay doomu aadama yu bare la donte parti téléphonique la ay nit yu bare ñoo fay dajaloo am benn yéene am vision di ko participer ci développement réew mi te kan moo indi parti yu bare yi ana kan mooy autoriser di légaliser parti politique waaye yow nan nga doon source mal bi doon ki nga xamee ni yaay yaatal parti yi di leen yokk ba pare bëgg a nekk ki nga xamee ni yaay accuser ñeneen yi ni parti yi dañoo bare wala candidat yi dañoo farfalu mais ban équité la ñu war a wootal su fekkente ni fondamentalement bi ñuy dem ci législative yi mu soxla am ay candidat fantoche yu bare ana kan moo fay caution yooyu ana kan moo mayee 500 millions ay ñoñ yoo xam ne ñu ngi woon ci ay parti ñu démissionné la leen wala ñu génne leen fa woo leen ci roq jox leen xaalis ni leen dem leen fay caution bokk leen ci campagne bi ndax lan bëggoon na candidat yi bare sa jamono yooyu moom Macky Sall la ko intéressé woon sa législative yi mooy candidat yi ni lam tasar 47 candidats ba kenn dootul dégg kenn te kooku dëgg bu ñuy waxal yàlla ñun sénégalais yi xam na ni moom Macky Sall rek moo amoon intérêt si créer ay candidature fantoche yu mel noonu ndax ab parti d'opposition buy dem ci compétition électorale la ko intéressé du créer ay formation politique déedéet la ko intéressé mooy dajale as fépp koppar ya mu am moyen ya mu am nit ña mu am da leen di tënk ci benn buum téye leen kookee du jéem a mukk créer ay candidature fantoche Macky Sall moo amoon intérêt si ñu bañ a dégg opposition bi moo amoon intérêt ci candidat wu Manko Taxawu Sénégal ñu ne ko ràpp si biir kaso bi refuser que son droit bi nga xam ne code électoral moo ko may pour mu mën a campagne waaw yow nan nga mën a refuser droit élémentaire u benn doomu aadama bëgg xëy suba sol mbubu mu bees tàq nekk ko juste nekk ko équitable nekk patriote naan yaa ngay jéem a yaxanal kopparu réew mi yaa ngay jéem a yemale yow da ngaa mos a yemale kenn am na kenn ci biir candidat yooyu nekkoon ci biir législative yi bi ñu ko gañee dafa ni man kontaan naa ndax samay xarit ñoo gañe xaritam kenn la Macky Sall la tudd waaw kooku nga xamee ni bis bu demee ba candidature yi yu bare yi intéressé ko mu ubbi ba ñëpp dugg ba kenn dootul déglu kenn bu demaatee ba candidature yu bare intéressé tu ko mu indi leen beneen forme boo xamee ne day wàññi candidature yi man leen loolu mooy lii nga xamee ne mooy nekk ci biir parrainage bi du leneen lu dul rek feem bu bees bu mu indi pour jaxase carte gi pour wàññi candidat yi te nag parrainage bii yéen samay mbokk bu leen ko génne ci système politique bu Sénégal bu mu doon benn événement ponctuel dañ koy dugal ci biir système politique Sénégal xool environnement global bi lan moo ko caractériser li ko caractériser mooy génne nañu Karim Wade te kenn xamul ba fi tey lan mooy raison yi tax ñu exilé ko jàpp nañu Khalifa Sall ni ko ràpp ci biir kaso bi te ñun ñépp ñoo gisandoo ni jaay doole association de malfaiteurs tappale ak fonto nit ñi ak ñàkk wekk ak respecté sénégalais yi moo tax Khalifa nekk ci biir kaso bi noonu it la ko fa Barthélémy Dias fekkee parce que jàpp nañ ni comme ñoom ay baqat lañu bu xale boobu génnoon kon tey jii mën a doon jafe-jafe ci ñoom lii mooy li wér bu leen isolé parrainage bi dugal leen ko ci biir activité Macky Sall ndax ngeen mën a am lecture bi ci wax pour xam caay-caay ak bonaayu loi bii nga xamee ni moom la bëgg a indi ci kaw Sénégal nag toll na foo xamee ni ku dem ba jàq bëgg am fit
am fit ci caay-caay am fit ci tappale am ci fit ci corruption am fit ci escroquerie politique natt na ay kartam bu mu wér ni que la budda foo mu dem deuxième tour bu fekkee dana ca bokk te deuxième tour boobu xam na ni mooy siraat ku fa mos a bokk ci nguur dem deuxième tour dinañ la gañe boo xamee ni kenn du ko weddi lii lay daw lii moo tax parrainage ñëw du leneen mosta ittewoo économie mosta ittewoo teg Sénégal ci yoon ndax sàcc yeeg tappalekat yeeg wagajaane yeeg wujji yu bon yi nga xamee ni ñoo yàq réew mi suñu ennemi yi nga xamee ne ñu ne ñoom ñooy bokki sant bokki pas-pas bokki kër bokki ay ville ñooñu ànd ak moom nañu kotte woon Abdou Diouf ba war ko yàqal ko ay liggéeyam kotte ko Abdoulaye Wade war ko yàqal ko liggéeyam ñooñu ñoo waraat tey jii war ko ndomba fas yéene leen yàq fas yéene yàqaale réew mi te kooku duñu ko nangu loolu ici laa bëgg ngeen xam ni candidature bii li ñuy tuddee jëm ci élection présidentielle yi li ko war a caractériser moo di dafa di loi constitutionnelle ñaari mbir rek moo ci mën a nekk mu dem référendum sénégalais yi librement xool ni lii baax na wala baaxul wala boog mu jaar assemblée nationale mais buy jaar assemblée nationale dafa war a am ay qualité yoo xamee ni loi boobu daf ko war a àndal dafa war a nekk loi boo xamee ni bu impersonnel la maanaam du ñu samp loi ndax dafa am benn nit boo xam ne daf ci am ay intérêt particulier pour loi boobu mën taxaw te lii di parrainage kenn rekk si jaruñu tey jii muy Macky Sall boo ko ci génnee moom ak intérêt dara dootul deset ci loi bi kon loi bi impersonnel loi bi amul consensus ndax ñi nga xam ne ñoo nar a nekk ay concurrent wu Macky Sall ñi nga xam ne ñoo war a doon ay candidat jóge ci société civile bi ñoom ñii ñëpp kenn waxtaanu seeg ñoom ay xiini mi nekk wax na fii ak waxoon nañu faleeg yooyu rek ngay dégg de manière officielle et sérieuse benn parti politique ci opposition bi di parti yi nga xamee ne am nañu doole ak ñi nga xamee ne am nañu yéene ci société civile bi kenn su ñoom consulté wuñu la kenn su ñoom waxtaanuñu ak yow kenn su ñoom dugaluñu la ci processus boo xamee ne war ngaa mën a joxe sa xalaat ci mbir mi kon loi boobu am na jafe-jafe am na problème kon nag loi bu discriminatoire la te ab loi constitutionnelle dafa war a tëdd njaaxaanaay Modou Ndiaye ma Paate Diop ma Faal Seen ñépp ci war a yem képp te ku nekk da nga see war a gis sa bopp te loi bii moom xam ngeen ni comme ni ma leen ko waxee kenn ci Sénégal benn parti ci Sénégal benn kuréel ci Sénégal moo ci am intérêt te dina feeñ léegi bu ñu continuer ci biir waxtaan wi waaw loi bii di loi constitutionnelle ndax mën nañ koo réaliser yaakaaruma ko benn yoon parce que techniquement c'est impossible à réaliser li tax nga xamee ni c'est impossible à réaliser dinaa si ñëw ak ci ay exemple yu leer naññ pour wan leen que ni lii caay kese la ay tappale kese la te ab système politique nag bu fekkee ni dafa sàggana woyaf ba mën a may benn nit mu mën a tànn ay concurrent am nga xam ne système boobu du démocratie tappale la te dafa am loo xam ne ci réew mi nag ku nekk si ñun dafa ko war a seetaat ci sa bopp l'estime de soi gëm sa bopp moo di nga xam ni ci réew mi nga bokk mu am loo xam ne doo nangu kenn ak doole gu mu mën a am indi ko ci biir système bi ndax bokk ci ndax bu ko indee ci biir système bi mooy lañ doon woote démb ak bërki démb yépp amatul kii de bu gore woon kii de bu doon fàttaliku ay la yëwoon tey jii si suñu histoire politique du ñu mën a am 6 années après ñuy taxawaat di xeexaat même combat bi et pire encore di ko xeexaat dans des conditions yoo xamee ni benn excuse du ñu ko am mënuñoo am excuse ndax moom ak ñun laa defee ñoo àndoon doon xeex lu jiitu la mu wax ci wax yu rëy taxu ci taxawaay joo xamee ni Sénégal yépp gis nañ ko escroquerie nag moom la bëgg a jël def ko muy mode de gouvernement ndax lépp lu mu mos a dig Sénégalais yi ay wor yi kese la fen nañu ca mandat ba mu waxoon daf koy wàññi fen nañu ci gestion sobre et vertueuse fen nañu ci lépp loo xamee ni mooy saxal réew mi di indi koom-koom di indi sécurité suñu alal dina koy jël subaak ngoon di ko maye ay ñeneen ñoo xamee ni bokkuñu ci réew mi te li nga xam ne mooy farata ci biir réew mi benn yoon du ko jël dugal ci ay taxawaayam ma ñëw nag ci condition de réalisation wu
parrainage bi pour war leen ni la c'est impossible à faire tey si tey jii 299 partis ñoo am ci Sénégal te ku autoriser parti may nga ko possibilité mu bokk ci biir élection kon loi bu jaaree yoon situation bu mën a ñëw daf ko war a jël en charge loolu tax ñu koy wax l'aspect général de la loi constitutionnelle aspect général boobu mooy li nga xamee ne tey jii loi boobu pour mu mën a jàppandal pour mu mën a mat pour mu cohérent il faut que mu mën a jël en charge toute possibilité de candidature et cerise sur le gâteau ñoom ñiy wax naan dañuy daw économie ana lan moo leen taxoon ci législative yi wutuñu woon bulletin unique nga xam ne 47 listes yooyu yëpp benn feuille la ñuy bokk da nga jël sa këyit rek coché kenn dugal intéressé wu leen woon ñoru leen woon du woon seen préoccupation seen pas-pas moo doon nan la ñuy dóore marto sénégalais yi nañ leen di escroquer pour arriver à leur fin maanaam am majorité ci département yi def nañ ko benn yoon réaliser nañ ko ci référendum ba wëlbatiku waat nañ ko defaat ko ñaari yoon ci biir législative yi réaliser ko jël nañu système politique bi jël nañu fichier électoral bi jaay ci doole ba tey ji kenn mënul xam nu mel sénégalais bu nekk li ëpp si ñun ou presque 1 million et quelque ñenn ñi ne nañu 2 millions de sénégalais mënuñoo jot seen carte électeur te 2 millions de personnes fal na président de la république waaw bu 299 partis yooyu déposer seen candidature kon ñooñu fan la ñuy jëlee ay électeurs yu leen parrainé comme ku parrainé benn nit mënatoo ko parrainé waat mënatoo parrainé keneen kon bu ku nekk si ñoom jëlee 70 000 électeurs quotient maanaam électeurs yëpp day daal di jeex dina des 199 partis yoo xamee ni waxuma indépendant yi bëgg bokk de dina des 199 partis yoo xamee ni kenn si ñoom du mën a bokk ci élection présidentielle yi ndax doo am nit ku la parrainé te pourtant dégg ngeen leen ñoom waa APR ñu ngi wax ni dañuy wut 2 millions de parrainage te ñun xam nañ ni élection présidentielle 65% wala 60% wu Sénégalais yi rek ñooy voté boo jëlee 2 millions ci biir loolu la ca des ñeneen ñooñu fan la ñuy wute ay ku leen parrainé kon ngeen xamee ni lii ay caay-caay la dóor kese la escroquerie kese la du leneen et te loolu waruñoo mën a nangu am une loi constitutionnelle boo xamee ni ay tappalekat et je pèse bien mes mots ñoo ko indi ci biir réew mi bu ngeen seetee loi bi ñu woon en 2011 xeetu mbindin bi ñu ko bindoon bu bon boobu nga xoolaat loi bii ñëw en 2018 nga xool xeetu bindin bu bon bi ñu ko bind doo am benn sikki sàkk ni nit ña toogoon wala nit ka toogoon bu bindoon bu njëkk ba ci xumtoo moo feeñaat ci lu leer nañ muy Ismaïla Madior Fall taxaw bindaat constitution bi parce que ñoom Sénégal intéressé wu leen sécurité Sénégal jàmmi Sénégal yokkute Sénégal intéressé wu leen seen jëmmi bopp dong moo leen intéressé seen poos lu ñu am ak lu ñu mos te amuñ ci benn yërmande bu ñu waree jaar ci kaw bopp ay nit yu bare yu faatu parce que dañuy xeex pour démocratie dinañ ci jaar pour arriver à leur fin te maam Abdou àdduna si nit ñu mel noonu ne boo bokkee ak ñoom réew ñuy jóg di yàq fulla ga ñu am di yàq amal fulla gu toll noonu pour jóg gàllankoor leen te loolu mooy li nga xamee ni moom la ñu war a taxaw moom la ñu war a def moom la ñu war a liggéey tripotouillage nag électoral bi gën a bon bi nga xamee ne moo ci nar a nekk ci biir parrainage bi moom laa leen bëgg a indil waaw bu parti politique yi defee li ñu war a def moom mu jël 2 millions de parrains beneen parti kiy jël 500 000 kiy jël 200 000 kiy jël 300 000 juróomi parti wala ñetti parti mën nañu épuiser fichier électoral bi ñeneen ñi si des ñëpp bàyyi glace loolu mooy système démocratique loolu mooy Sénégal bi ñu doon wax naan ku nekk boo amee sa xalaat boo amee sa yéene am sa vision war nga ko mën a participer benn dóora ngoog ñaareel ba mooy bis boo defee sa signature ba taxaw di nga génne identification wu ki la parrainé soit carte numéro carte d'électeur am wala numéro carte d'identité am may nga leen nag dóor bu mag bi ndax bu ñu jëlee yooyu yëpp toog ci seen biir kër tiim fichier électoral bi du ñu sax soxla bañ nga voté déedéet boo nekkee ci benn centre muy Dakar Plateau doon voté bureau 1 dañ lay déplacer rek nga dem bureau 5 wala bureau 4 bu ko defee boo ñëwee te duñ la wax ni déplacé nañ la boo ñëwee foofu rang ba sa tour ñëw ñu ne la sa tour nekk fi boo ko defee ñaar yoon rek daal di xaddi dem toog sa kër
buñ ko defee 500 000 personnes garantir nañu seen bopp ni ñoom mën nañoo jàll te du ñu am benn problème. te ab démocratie est-ce que yéen jaadu na rek démocratie may benn candidat possibilité ci ay xeetu dóor yoo xam ne ñoom rek ñoo mën a am caay-caay gi ak bonaaw yi di ko def dóor nañu ci bañ ñoo jox suñuy carte électeur dóor nañu ci seet teqale ak jaay doole ci li nga xamee ni mooy ñàkk a yemale nit ñi ci processus électoral bi dóor nañu te saa yu ñu woowee ci dialogue boobu am na naxee mbaay bu jégg dayoo bu nekk ci biir ca après ca la ñuy jaar ca gannaaw naxe sénégalais yi ne gars yi ñëwoon nañu loolu moo tax ñu def nii te loolu bees loolu ñu koy def dañ koy nëbb nit ñi ba pare ca fin ba ñu indi ko taf ko mu doon loo xamee ni mooy valider li nga xamee ni mooy dialogue naafeq ak tappale dialogue kupp kala comme naka Cheikh Abdoulaye Dièye daan waxee bi nga xamee ni moom la ñu bëgg a samp nit ñi lii mooy la réalité de la dangerosité wu parrainage bi non seulement dafa discriminatoire ndax du may sénégalais yépp ñu yem ay chance jëm ci ay élections bu dee ay candidature fantoche ab parti au pouvoir rek dans l'histoire politique du monde waxuma Sénégal mais addina yépp ab parti au pouvoir rek moo am intérêt ci indi candidat fantoche ndax opposant ba la ko intéressé mooy dajale ay kartam ba benn bañ a rëcc kon bu prolifération wu candidature amee ci processus électoral rek c'est que c'est un pouvoir moo nekk du ko def kon nag lii mooy li fi nekk depuis ba mu fi taxawee jaay doole tooñ wëlbati suñuy loi corrompre nit ñi jënd juge yi yàq suñu système politique ba tey jii Sénégal kenn yematu fi wëlbati ko nag di dugal ay jëf yu bon yoo xamee ni venin boo xamee ni virus boo xamee ni mooy disloqué suñu processus électoral ñàkk a yemale nit ñi benn mbir la ko taxawee moo di bëgg jàll waa kii moom lan moo nekk ci doon président de la république ma defe ne woon kuy wax da nga bëgg a nekk président de la république jàmm ngay wutal réew ma yokkute ngay wutal réew ma avancement ngay wutal réew ma stabilité ngay wutal réew ma waaye ñun ñëpp ñoo gisandoo ni bëgg-bëggam bii lenn luy intérêt Sénégal nekku si nag dinaa leen wax lu leer nañ ni bare na lu feeñ ci sëy nuyoo woon na sa ndoxaan la dañ ko nanguwul woon fay te bis bu ñu fi sàgganee ba bàyyi ko lii mu jàllale ko bu yeboo ñun ñëpp ñu xam ne collectivement on est responsable de la mort de la démocratie au Sénégal ñun ñëpp ñoo bokkandoo rendeendoo démocratie Sénégal te bu ñu gënee enfoncé dans les bas-fonds de la pauvreté et du sous-développement Macky Sall am na ci responsabilité waaye responsabilité bi si gën a rëy ñun ñoo ko yor ndax dañoo mel ne la arab doon wax kaman yebi a sayfa ëhlal makri ndax ñun ñoo jël jaasi bu ñaw jaay ka Abdou Kalpe wala may ka Abdou Kalpe te loolu lu mu ci gaañ lu mu ci yàq lu mu ci def am na ci responsabilité waaye ñun ñu ko facilité ñoo ko ci ëpp responsabilité kon nag wolof nee na bu ndox tuuroo an baqades déedéet dañuy duywaat li ñuy duywaate mooy yan pexe la ñu war a teg nag pour contrer que ci jëf ju bon jii nga xam ne moom la bëgg a imposer Sénégalais yi bi si njëkk mooy mobilisation dajaloo ndax kat bu ngeen bokkee bëgg-bëgg bokk jafe-jafe am benn problème am une contradiction principale da ngeen di fàtte seeni contradiction ponctuelle daw dajaloo faj jafe-jafe faj ñaawteef bu rëy boobu pour mën a jëm ca kanam moo tax à l'échelle nationale et surtout à l'échelle internationale yéen ñi nekk ci diaspora bi yéen ñi nekk États-Unis nekk New York nekk Philadelphie wala ngeen nekk Atlanta wala ngeen nekk Cincinnati yéen ñi nekk Europe ngeen nekk France wala Italie wala Espagne wala ngeen nekk ci Afrique yi muy Maroc di Côte d'Ivoire di Mali di Mauritanie fu mu ci mënti doon te ay doomu Sénégal nekk fa nañu xam ni loi bii du affaire politique rek du ay affaire politicien de c'est une loi qui va déterminer l'avenir du Sénégal loi la boo xamee ni mooy wan nan la ñuy nar a toogee ci suñu biir réew ndax dinañu ami jàmm wala ñun ñoo tàbbal fitna ak safara ci suñu biir te kenn du gis jafe-jafe buy daw jëm si kaw nga feram ko laaj li ma leen di laaj leen que man en tant que citoyen mais surtout Sénégal seen réew laaj leen ko moo di que ni ku nekk si yéen na takk ndigam te jóg bis boobu dans la diaspora ngeen assiéger ambassade yi teew fa taxaw fa ba Sénégal yépp addina yépp xam ni lii nga xam ne moom la Macky Sall fas yéene def ci réew mi musiba naaru laay la c'est antidémocratique
c'est anticonstitutionnel, c'est une grosse escroquerie politicienne boo xamee ni fondement bi du dara lu dul taqale li nga xamee ni mooy principe démocratique pour samp nit ñi un état de fait et une dictature effroyable. loolu moo tax ma bëgg nag ñi nekk au cœur du débat mooy ñun ñiy féete ci biir réew mi dëkk Ndakaaru ak ñi nekk ci biir département bi réew dëkk bu mu mën a doon ci biir réew mi gis naa ca Thiès ca Ndar ca yeneen dëkk yu mag yi nekk Sénégal yëpp parti d'opposition yi société civile bi ñëpp daw nañu àndandoo def benn front de résistance nationale. front boobu nag ne ñëpp daw wuti leen ne ñëpp daw jàpp leen ñu àndandoo ñun ñëpp ci département yëpp ci ville yëpp bu bis boobee jotee ñëpp jóg taxaw ñun ñëpp ñu àndandoo def liggéey bi ñu war a def taxawaay bi ñu def soxlawul di laaj autorisation parce que nécessité impérieuse bi muy laaj survie nationale bi nga xamee ne moo nekk en jeu moo ñu imposer leen bis boobaa kenn bañ des ci këram. ndax naka ngeen gën a baree ci mbedd yi naka ngeen gën baree ci place yi naka ngeen gën fësal seen ñàkk d'accord ak situation bi naka lay gën a leer ci boppam ni Sénégal gëwoon Sénégalu démb Sénégalu jom Sénégalu fulla Sénégalu fayda Sénégal googu taxoon mu doon président de la République Sénégal googu mosta dañ mosta déplacé Sénégal googu moo fi nekk ba fi tey jii te nag képp koo xamee ni sol nga ndomba tànk ni da nga bëgg jiite réew mi tey jii nag dinañu xool yow ak nit ñi foo toll ak ñoom parce que tamit waruñu fee nekk rek ay doomu sénégalais yi di jug di dem di jël seeni bakkan tekk ci mbedd mi ngir Sénégal ñoom ay ñi nga xamee ne bu ëllëgee bu sottee ñoo koy jëriñoo bëgg a toog seen biir kër loolu aussi xel mënu koo nangu nu ñu jóg ñun ñëpp ndax lii ñu àndandoo ñun ñëpp ñu amandoo jafe-jafe ji ci assemblée nationale te amul benn sikki sàkk ni bis boobee bu fa réew mi yëpp teewee ci buntu assemblée nationale li ñu bëgg dinañ ko am ci département yi bu ñëpp génnee ci dëkk yu mag yi teew ci place yi li ñu bëgg dañu ko man dinañ ko am te loolu aussi dañoo war a xam ni dafa laaj ku nekk suñu jël as wàll ci mbiram def ko njukkal ngir Sénégal def ko njukkal ngir ay doomam def ko njukkal ngir ay sëtam ndax lii ñuy bàyyi nii bu ñu ko bàyyee mu jàll bu Macky Sall amee ay bëgg-bëggam ñun ñii suñu bopp ñoo dugal fitna suñuy doom dugal fitna suñuy sët te loolu benn gor du téye ay njabootam di leen yar pour que ñu am possibilité évoluer dans un état démocratique ñuy sàggan ba état boobu mujj wuti doon la pire des dictatures dégg nañu nag ni moom Macky Sall du fi nekk du guleet de nii moo moso doon ay taxawaayam chaque fois bu réew mi jaxee ba Sénégal yi am lu leen naqari fas yéene jóg di ko def day rocceeku jaar ci suuf daw dem taxaw ca biti waaye yow nan nga ñu bëgg jiite samp ñu loo xamee ne mën na tas réew mi te tu n'as même pas le courage élémentaire fulla gi gën a ndaw pour teew ci biir réew moomu doo ko def parce que simplement yaa ngay wut ay alibi ak échappatoire pour lan bu ëllëgee bu jaxee bu ñaawee bu ñaawteef amee nga raxas ci say loxo donc tu n'es même pas solidaire vis-à-vis de tes ministres vis-à-vis des forces de l'ordre yi nga xamee ni yaa leen jox ay ordre kon nag nii daf ñu bëgg a jaay nandite kon man ak yéen ak policiers yi ak sénégalais yi nañ ko gën a muus ñun koo xamee ne bu suñuy coono fas yéene woo ko bokk ak ñun duñu fi nekk di rayante ngir yow te man xam naa force de police yi ndax ku nekk acteur politique yàgg nga jëflante ak ñoom te ku yaakaar ni dina la reyal benn sénégalais fii ruux nga siiw ku yaakaar ni dinañ fi nekk dugg lu seen yoon nekkul aussi nax nga sa bopp kon ñun ak ñoom ay alliés objectifs lañu ni ñu nekkee ak enseignants yi ay alliés objectifs ni ñu nekkee ak syndicats yi ay alliés objectifs ni ñu nekkee ak société civile bi ay alliés objectifs ni ñu nekkee citoyen bu mën a nekk ay alliés objectifs ndax ñoo bokk li ñuy jooy li ñuy jooy mooy alal ji ñu moom na dem ci réew mi dem ci askan wi li ñuy jooy mooy nañu yamale nit ñi ñàkk yamale nit ñi moo tax ñu bëgg a discriminer candidats yi ñàkk yamale nit ñi moo tax ñu discriminer ci biir fonctionnaire yi enseignant bi ak juge bi ñi ko intéressé juge constitutionnel yi ñi taxaw ci processus électoral bi war ko atte yépp ku nekk wutal na la buuñaa
wutal la fu nooy foo tëdd fu baax fooy nekk ak ay privilèges yoo xamee ni bokk ak la sur salaire yoo xamee ni mën na doon loo xamee ni da nga naan ah lii de moom du muur muraake la bu ko defee nga lem sa ndigg la Barthélemy Dias doon wax nga tàlleeku ne ñadd waa ji dëgg sa kaw te waa ji ku diis la mbërum làmb la ku muy yëg si sa diggu gannaaw bu yàggee léegi sa yaxu yamal ki damm gor nag ci réew élite ci réew dañ ko soxla bu askan wa soxlaa mu war a jóg fippu taxaw lii mooy li tax ñun ak yéen askan bi yépp ñoo bokk intérêt ak police ak armée nationale ndax waa ji nga xamee ni moom la ñu jox sañ-sañ pour mu mën a organiser état bi daw na bàyyi ñoog suñuy jafe-jafe bëgg nañu reyante ci gannaawam bëgg nañu làqarcil ka ay mbiram moom mu daw taxaw ca gannaaw xëy na sax yóbbaale na ay njabootam toog fa nga xamee ni sa ndugge yoonam du ci nekk ñu nekk ci mbedd mi ñun di reyante kon nañu muus ñun police xam li nga xamee ni mënees na koo def ñun sénégalais yi xam li nga xamee ni mënees na koo def na ñëpp jóg nag ñëpp génn te ay la yëwan ngeen sóoraale leen ñoom policiers yi bañ a def jëf ju ñaaw bu jéggi dayoo jëm si ñoom ndax li ñu tax a jóg du xeex ak ñoom li ñu tax a jóg mooy défendre suñu réew défendre suñu république défendre suñuy droit défendre principe bi nga xamee ni moo tax sénégalais doon république askan wi yépp yam ku nekk war a mën a am say àq ak sa ay yelleef te loolu mooy problème ci Sénégal loolu mooy li tax tey jii kenn gisatu ci sa bopp ñàkk taxawaayam ñàkk fullaam ñàkk sagoom ñàkk yërmande ci Sénégal yi moo tax tey jii muy boddi ci biir xeet wi jël ay gor yu set wecc soppi leen def leen ay jàmm ñàkk loo leen fayda ñu ànd ak moom dugg ci biir caay-caayam di tas réew mi ñii nga dóoree ko daane ñii ngay tooñ ñii di yàq mbir mi lii mooy li nga xamee ni mooy essence ak fondement wu loi bii nga xamee ni moom la mën a indi moom la indi ci réew mi fàtte na fan la jaar ba jot ci bopp réew mi fàtte na lan mooy cër ak taxawaayu président de la république ñun sénégalais ñun ñëpp man ak yéen ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñoo am responsabilité pour delloo si ko tegaat ki ci yoon nañ ko defee woon le 23 juin mobilisation nationale ndax bu ñëpp génnee mu yomb lool du sax mat 30 minutes bu sénégalais yëpp bàyyee seen taxawaay ñëpp jóg taxaw xeexuñu xuloowuñu mais wane ni d'accorduñu ci fa saasa lay mbir ma dal di jeex takk te waratuñu nag bu ñu reyantee tey ba am li ñu bëgg bu kenn dem nelawi sa biir kër ndax moytu leen ci biir xeet wi am na ay tappalekat yoo xamee ni li ñuy wax mbubb la si ñoom gëmuñu ko dunduñu ko duñu ko def buñ leen waxee ni ay démocrate lañu dañuy caaxaan buñ leen waxee ni souci de sécurité am nañ ko dañuy caaxaan buñ leen waxee ni bëgg nañu développement réew mi dañuy caaxaan lenn dong moo leen intéressé le pouvoir le pouvoir le pouvoir et la plupart sont des fantoches ñoo xamee ni ils sont à la solde de puissances étrangères yaakaar nañ ni seen saxte ci bopp réew mi ngi dépendre rek si tàlleeku ay jàmbur yi nekk ci bitim réew di leen dëggaate jamono ju nekk ñuy jël li baax ci réew mi li am njëriñ ci réew mi di ko yóot ay doomi jàmbur bàyyi doomu réew mi ñu des ak loxo neen ak seen ay bët di jooy lii mooy li tax ma bëgg nag à partir de maintenant ba ñuy yegg le 19 ku nekk ku ko déggul ku nekk naka dégtal moroomam ñu xam ne naka ñu gën a baree ci mbedd yi moins on souffrira et plus vite on en finira xeex bii du mos a doon xeexu politicien du mos a doon xeexu société civile xeexu sénégalais kese la boo xam ne dafa bëgg république bëgg droit am fulla gëm boppam te bañ ko ko yeb maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu